ñeent fukki at ci dundam mu jagleel lépp xale yi ngir def ci ñoom xam-xam ci wàllu arab waaye itam xamal leen seen diine tax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk l'école sénégalaise jaaree ko ci inspecteur d'éducation et de formation Thiès ville sargal ki nga xamante ni mooy Seyda Aïda Kassé ñeent fukki at yoo xam ni def na ko ci école yu ci mel ni Medina Fall Ablaye Khary Diop El Hadj Ibrahima Sarr ex Balabé ak fi nga xamante ni mooy Sud Stade fi nga xam ni fa la demee à la retraite. Seyda Aïda Kassé bi toog directrice wax na ko def na ñeent fukki at di ko jàngale. am na benn boroom xam-xam nee na nit balaa muy gën a màgg dëgg mu sëgg di dimbali xale. day sëgg ñu yaakaar ne dafa gàtt mais foofu la yàlla gisee màggaayam parce que mu ngi dimbali xale. yaa Seyda toog na ñeent fukki at di dimbali xale loolu yàlla gis na ko yàlla na yàlla fay. may wax ne man cérémonie mel nii su ma ko fekkee ginnaaw bu ma gërëmee comité d'organisation bi directrice ak ñëpp ñi ci jàpp di wax ne li ngeen def nii investissement la parce que yéen a ngi ci circuit bi mu am ku génn ngeen defal ko lu mel nii loolu dafay nekk ñaan goo xamante ne bu ngeen ci tolloo yàlla na leen ko seen ay rak defal yàlla na ko yàlla def. Inspecteur Diallo dina ma baal parce que moom mooy clôturer gis nga cérémonie yu mel nii buñ ci tolloo damay bëgg élèves maîtres yi nekk école centre de formation ak ñi nekk école normale ñu indi leen ñu teewee cérémonie yu mel nii ndax dañ leen di jàngale théorie quoi législation morale professionnelle nii nga war a nekkee nii nga nekk mais ci wàllu exemple bu fekkoon dañ indi ñu ñëw xool gis ne yaa Seyda mii loolu moom wax dootu fa amati def na fi ñeent fukki at dem na retraite lii la ko waa école am defal ak communauté bi loolu indicateur la bu fekkoon lii rek doy na jarul wax quoi bu fekkoonte ne wax amul sax ku gis lii dina xam moom nekkin bu rafet bi mu nekkoon ak yéen ak liggéey bu rafet bi mu liggéey te loolu rek moo am solo loolu rek moo am solo yàlla gis na yàlla na yàlla fay. bi ñu fi jaaree mardi directrice bi wax ne damay feete sama yaa Seyda ma ne ko kon bu soobee yàlla vendredi kon fii laay fanaan bu boobaa ma ñu nax mu fekke ko loolu nag moom moo ko waral ñi ne ñëpp am na ñu si jot a jaar dama gàntal am fu ma jaar bu waxee ma ne sac baa nga bureau ba pare waaye nag bii ba mu ko waxee ma ne non non ak quelles que soient les raisons je serai là donc yaa Seyda xëy na du jullit du ñëwee moromam mais man li ma la ñëwee mooy boo dundee ba tey ñu lay sargalee lii loolu doy na sant yàlla. L'équipe pédagogique parce que c'est l'inspecteur qui parle maintenant fi ngeen ko teg foofu la si la directrice et tout le monde vous remercie c'est parce que vous avez fait un travail de titan. Nous à l'inspection nous en savons quelque chose. Mbaye Ciss, moi j'ai l'habitude de dire je préfère la morale la conscience professionnelle à la morale professionnelle. C'est ça. Morale ñëpp mën nañ ko lu ñu jàngal bu ñu yeewee 5 heures du matin bu ñu waxee nga resté ko mais la conscience si nit lay ne. foo laxu ñu wóor na lay inspecteur bi su mos a ñëw ndax dafa enclavé xam na ñi ñu defoon région yi xam nañ mais je travaille parce que je veux mériter le salaire que on me donne que je consomme que je fais consommer à ma famille ku ko am amoo conscience professionnelle ku ko amul amoo conscience souveraine. directrice école Sud Stade bi nga xamante ni fa la Aïda Kassé mujjee ay atam ci wàllu njàng ak njàngale moom itam rafetlu na taxawaayu kii nga xamante ni mooy Seyda ya Aïda Kassé ci biir école Sud Stade. di wax alhamdulilahi rabil alamin di santaat yàlla bu baax di wane sunu kontante ci bis bi ñu passé tey jii muy yaa retraité yaa Seyda bi nga xam ni tey yàlla def na moom lañ doon feeteel muy mag moo xam ni quand même mi ngi commencé liggéey en 1981 def lu mat ñeent fukki at ci enseignement mais def ko aussi ak defin bu rafet moo waral tey jii bisam bi taaru comme ni mu taaroo
di ko ñaanal yàlla retraite bi muy def tey jii yal na ci yàlla def xéewal retraite bi yal na dàq activité bi di ko wax ne kat ñun suñuy buntu école tëjaluñ ko ubbil nañ ko parce que nit koo xam ne la ku ko déglu doo jum man sama mag la sama xarit la ba may daata ñëw ci école bi laa ko confié woon sama bopp te ba lay maa ngi tegu ci yoon woowu ba tey rëccu ma ci dara ndax ci lu baax rek la may teg ci baax la may sant maa ngi gërëm sama personnel aussi ndax li ñu naan rek doorey jigéen doorey jën ndox ñoom ñoo jàpp parce que résultat yi ma am management baa ngi ci même ñoo nekk ci école bi ñooy liggéey ba tax yàlla may ñu ndam joo xam ne biir Thiès école bi mi ngi koy door a am muy 100% mi ngi koy door a am en 2020 te ñu liggéey ko ci liggéey bu metti nag ndax boobu condition Covid baa ngi fi mais yàlla def na ñu takku taxawu liggéey ba yàlla may ñu ndam ñuy ñaan ndam loo ñu yàlla may ñu continuer ci nag ba yàlla nga xam ne ba ñuy retraité 100% duutul jógee ci école bi di remercier yaa Seyda di remercier l'équipe pédagogique di remercier aussi ñëpp ñi nga xam ne ñëwoon nañ ci bis bi. yaa Seyda am na lu ñu xam tuuti ci moom bari na bari ñu ngi lay ñaanal une bonne retraite yal na la yàlla defar jàmm yal na la yàlla defar jàmm. Vous avez une brillante carrière au service de l'éducation au sens large parce que yemoo ci dugg ci classe di jàngale génn dem toog si kër da nga naan organiser ay cours de vacances pour former la jeunesse à l'éducation religieuse mu nekk lu tumuranke ci jamono ji te on en a toujours besoin moo tax man néew moom vous allez à la retraite vous êtes en retrait vous allez faire comme moi je suis en retrait mais je suis pas à la retraite donc il faut être en retrait et œuvrer davantage pour l'éducation nationale. On a besoin de vos compétences, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour la formation de la jeunesse. gannaaw l'école bi ñi nga xamante ni ñooy askan wi ñoom itam rafetlu nañu ñeent fukki at yi nga xam ni Seyda Aïda Kassé jébbal na ko gone yi ña ca jiitu di njaboot gi nga xamante ni moom la nekkal waaye itam mbokk yeeg xarit yi naka noonu ñi nga xamante ni itam ci l'école bi la ñuy jàngale ak moom. nañu bokkaloon école ñoom amuñu lii am nañu ay collègues am ñu mu bokkaloon ñoom jiitu nañu ko ci àllaaxira kon moom bu ko fi yàlla bàyyee muy liggéey ba liggéeyam mat ñu di ko sargal fii ñëpp dañ koy delloo ci yàlla subhanahu wa taala kon di ko ci sant la yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla na ko jik nit nag mënut a wax ci boppam loolu tax suñu xalif kër mi ngi nii muy Cheikh Ahmadou Bamba Gueye suñu yaay mi ngi fii muy Fatou Dieng di sama taawu yaay yaakaar naa ñeneen ñi ngi fii samay frère ak samay doom samay jarbaat ñëpp ngi fii ngir ànd ak yaa Seyda di santale ko yàlla ci bisam bi. Aïda moom xëy na mën naa wax si moom ndax mooy suñu aawu kër bi nga jëkkëram a gën a tuuti sa kër ga moom mooy aawu kër li may wax nag moom li ñëpp di wax naan retraité wul jiw dafii nekk la commencé di jàngale ndax la yàlla may nga mën ko soo demee ba wàcc ku wàcc alxuraan da nga war a jàngale ku wàcc bi liggéey itam fa lay liggéey di commencé liggéeyam ngi doon di commencé ñu ngi koy sant nag ndax liggéey bi ba mu duggee sa kër ga commencé na ko ndax ay doomam wax dëgg yàlla di suñuy doom man de naw naa samay doom yu baax mooy doom yu mu jur ndax jaaral ni leen fa mu leen. Aïda doon ku baax doon ku yaru doon ku nangoo jàng ba ko sama baay juree ba léegi amul fenn foo xam ne teg na fa tànkam ñu ngi ko teggee ba mu waree jàng na ba mu waree wuti diplôme wuti na ko ba mu waree liggéey na waaye nag ba mu waree dimbali ay mbokkam dimbali na leen ndax moom sama papa jëkk a jur su ko am salaire waaye premier salaire am ni mu def dernier salaire am bii noonu la ko defoon tasaare ko ni ko bàyyi salaire bàngoo. yaa Seyda ak mbooloo mi fi teew ñëpp mun nañoo wax tuuti rek ci yaa Seyda parce que ñoo jàngandoo école boobu muy wax ñun fa lañ jàngee ñu bokk même promotion xëy na ñu mag ñoom tuuti ak Mbaye Sey nga xam ni moo nekkoon suñu mag borom këram ñu jàngandoo foofu ñun ñu continuer suñu jàng moom mu dugg enseignement mais aussi ñu bokk beneen cadre dans le cadre du militantisme islamique
muy jamaat Ibadu Rahman xëy na bi ñuy joxee cursusam dañoo joxe effectivement côté tout simplement administration mais ci jamaa boobu mu nekk aussi def fa liggéey yu rëy rëy bokk ci responsable yi presque mandat yi passé yëpp ci qiyaada bi la doon bokk ci chef yi ci responsable yi mais yore foon fa enseignement aussi organiser ay yoon daara de vacances yi nga xam ne dañ koy def pour jàngal xale yi kon vraiment daf ko yeyoo te nag defe naa yombul inspecteur mun na ma dëggal yombul nga gis tey sénégalais bu def 40 ans de service ci éducation xale yi bu ñuy jàng tey ñun suñu moroom yi même jaaruwaay rek lay nekk pour mun a dugg ci leneen. bi may jógee Diourbel sama doom tànn ñëpp ñi nga am soo demee nuyu ñu Seyda bu baax wax dëgg yàlla di la ñoom ñëpp ñu ngi lay ndokkeel bu baax ak xalifa bi nga xam ne moom nekk bàyyi muy sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla baax yàlla defal la tawfeex ak taysiir dégg nañ bu baax comme dafa naan nag wax dëgg yàlla ñun suñ ñëw bi nii rëcc wuñ ko ndax dégg nañ fi ay kàddu yoo xam ne comme ay xale lañ danañu gën a amaat kawarte di ci liggéey bi suñ defoon benn yàlla xam ne ne suñ fi jógee danañ yokkaat suñu loxo yokkaat suñu góorgóorlu ci lii nga xam ne tey ñu ngi la koy sagal inspecteur Modou Fall wax na ko fi ak kilifa yi fi jaar yëpp macha allah surtout ñun enseignants yi nga xam ne ay ndaw lañ war nañu jëlee di ay leçons yoo xam ne ci Seyda ak bis bi. moom Seyda Aïda Kassé gannaaw ba muy jël kàddu rafetlu bu baax a baax taxawaay bi nga xam ni école sénégalaise delloo na ko waaye itam askan bi maanaam ay xaritam ak am di jàmmam. ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla moom nga wax xam ni moo wax ci téereem bu tedd bi ni bu ngeen ma santee ma dolli waaye bu ngeen ma weddeet xam leen ni sama bëggal lu tar la julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ni moom la yàlla yónni mu yërmande ñeel mbindeef yëpp yal na yàlla dooli ci moom xéewal ak i ñoñam ak i saxaabaam ak ñi topp ci moom ba bis penc ma kon mbokk jullit yi fi teew yu góor yi ak yu jigéen yi ñu ngi leen di nuyu bi gën a tedd ci nuyoo bi te mooy jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla nekk ci yéen tey sunu wax du gudd dañuy sant yàlla di wax alhamdulillah 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 alhamdulillahi ala kulli haal di sant nag sunu ñaari waajur ñi nga xam ne ñoom lépp ñoom la yal na yàlla yeesal seen yërmande yal na àllaaxira nekk seen noflaay yal na firdawsi nekk seen wàccuwaay bisu tey nag dafa nekk bisu mbégte di bisu kontaante ci sama dund muy xamle nag ni naam dem na retraite waaye loxoom du mës a jóg ci l'école bi ndax moom xamul lu dul jàng ak jàngale. allahumma aslih zaata baynina wa allif bayna qulubina wahdina subula salaam